bismillahi macha allah asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi noo ngi leen di nuyu dalal leen ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média di yaakaar ne rek yéen a ngi topp saa su ne programme mu kër gi macha allah muy programme mu TFM nuyu nañu kilifa biir kër gi yëpp macha allah jiital ci sunu PDG di nemmeeku itam ñi nga xam ne yàlla dogal na fii la ñuy xëyee maanaam groupe GFM ñu ngi wéyal nuyoo boobu dem seeti kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gudul jeex di ci toftal itam ñi nga xam ne ñooy sunu ay xalifa généraux macha allah yal na yàlla yàggal seen taxawaay te mu ànd ak wér. hôpitaux yi itam yëg nañu li fa xew muy clinique yeeg dispensaires yi maanaam malade yooyu nekk foofu noo ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di leen ziyaara ñaanal leen yàlla ñi nga xam ne itam ñoo leen di toppatoo yal na yàlla dëgëral leen bu baax a baax dugg ci prison yi di seet ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw àdduna moo ni mel ku fi ne ku ne di nga ñam ci fi am moo tax c'est les hauts et les bas de la vie waaye incha allah bu yàlla feesee dellu suñu xol rek yéen yëpp dana woyof kon yal na yàlla woyofal ba nu gaaw dellu seeni biir njaboot macha allah fàttaliku sunu wasila yu baax yi ñu doon àndal sunuy wayjur sunuy soppe tey ñu ngi ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen dal ak jàmm ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ñuy waxtaanee wàllu Covid 19 ak ñi nga xam ne dañ caa impacté xam ngeen ne jàngoro bu mel ni Covid 19 wër àdduna bi yëpp daaw ba ren ñu koy dund faaw dana am ñoo xam ne dañ ci impacté ndax am na jamono boo xam ne sax kenn xëyul kenn gontuwul yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci waxtaan macha allah ñu ngi wax rek bisimilah Ndoye Bane. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar professeur di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. di ziar waa déedéet baat bi téye. non di ziar waa Pire Sañu Xor gi yëpp ñu ngi leen di ziar. macha allah sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ak Baye Badou Dieng notable ya fa ne yëpp ñu leen di ñaanal yàlla na leen yàlla musal ci mbas mi musal ci waa réew mi yëpp rek fa see ne ñëw nag continuer waxtaan wi ci li nga xam ne mooy les impacts exactement impact yooyu ci la ñuy waxtaan ak ki nga xam ne mooy professeur Babou suñu waxee professeur Babou xam naa ne étudiants yi ngi jàkkaarloog moom di ko seetaan li may wax rek li neex ci wareef mooy léegi nun dañu fi am cours de droit dañu fiy def banque assurance dañu fiy def lépp loo xam ne rek daal ci wàllu société wàllu koom-koom wàllu droit macha allah leeral la ñu koy indil téléspectateurs yi kii toog nag tey di professeur Babou moom professeur la en économie salaamaaleykum monsieur Babou. maaleykum salaam soxna Eva Tra maa ngi lay siyaare bu baax di la wax ne émission bi bokk na ci gën a am solo ci Sénégal ndax dimension sociale ak culture. c'est vrai. dafa bëri xam nga réew mi moom daanaka fi mu ne soo ko doon xaaj. da nga naan ñetti xaaj ci ñeent yëpp faits sociaux la ay faits divers. exactement yoo xam ne day impacter socialement sunu réew. alors que socle boobu nga xam ne daanaka ci la réew mi toog suñu sàgganee tuuti rek mën na màbb. moo tax léeg-léeg may nuyu mami bu baax danay faral di wax ci olof ay yoo xam ni tey ku ko defoon ci livre mën nañ ko jàngale ndax loolu base sociale boobu suñ ko pertee réew mi sa ngëm ndax koomi kese yorul àddina li yor dëgg-dëgg àddina mooy social boo xam ne nii dafay ànd ak partage ànd ak yërmande ànd ak bëggante ànd ak ñi magtane ñeneen ñi ndimbalante loolu suñ ci boolee suñu diine rek day daal di mat loo xam ne nii socialement société bi quelle que soit la crise économique ak sanitaire du nërmeelu ndax su boobaa da ngay gis ne link bi am entre ñun link bi am ci société bi da nga gis ne kon am na lu ko stabiliser te loolu nag lu jar sant yàlla la moo tax léeg-léeg vraiment anecdote yi muy joxe man xaw mënuma ko mais dama naan lii de ku ko dajale woon ci livre lu am solo lay doon pour wax la waaw pour wax la vraiment dama leen di suivre kontaan naa bëgg dem rek le gars du ministère mon ami là bi mu wax ci microfinance maa ngi toog jàkkaarloog yéen kon vraiment damay sant yàlla di leen gërëm ci thématique yi leen gërëm ci taxawaay bi daal maa ngi lay siyaare bu baax
xanaa ma terminer par nuyu kii moom Ndoye Bane xam nga yàlla daf ñu teel a boole nag boobu defe naa sax mi ngi woon Walfadjri mu waaxu ba sama bureau lu xaw a jafe ci yoo xam ne nii du woon émission bu muy enregistré du dara dafa ñëw rek na ma tey dama bëgg ñu waxtaan xam nga loolu dafa fort bi ñu mujjee déggante sama doom bu ñu sàccoon sama turandoo yow mii toog waaw sama turandoo ñu sàcce ko Mbàkke mi ngi feeñe si woon fi Mariste ba mu feeñee ba pare ma def benn vocal ba mu ko déggee rek daf ma attaqué ne ma mais yow lu tax yu mel nii teeloo ma wax ma defal la diffusion waxal la ma ne ko gis nga xel dafay fattu rek pour wax la sama diggante ak moom wax dëgg yàlla rafet na te xam naa ne lu mu nekk lu ne su ma ci xalaatee tey jii surtout nag yow dafa am ci fu ma nekkoon surtout nag moom mii ku yëkkati ma dana jafe ma koy seedeel wëllëre boobu émission guddi ba dama daan ñëw su ma ñëwee mu ne ma su dee yow la moom micro baa ngi noonu animé émission ba 2 heures du matin mu toog ci benn roxam xam nga kon loolu confiance la boo xam ne nii man presque sénégalais bi yëpp sax laay wax man mënu ma leen fay parce que man ñaari fan ñetti fan yoo xam ne nii liggéey ba ma tënk rek nekkoon xam naa ne je suis présent partout te loolu marque de confiance la boo xam ne maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di leen ci gërëm bu baax a baax. waaw ñun dañuy kontaan bu baax ci seede yooyu nga indi àdduna seedelante la waaye li ñu gën a neex ci sa njalbeenu waxtaan dëgg la wàlli économie nga taxaw mais dañu commencé rek nga teg sa loxo ci valeur yi. fàttali ne ñun sunu réew yi dañu am loo xam ne moo nu tënk. loo xam ne vraiment suñu dee doxal sunu àdduna. ci loolu la daan tënku. fu mu toll nii naka nga gisee sunu dundin. waaw affaire bi dafa mel ni ni muy yëngatoo nii torop dafa xaw a sooxe parce que tey dañuy gis surtout les jeunes. dañu nekk ci benn dimension de déperdition boo xam ne nii xàmmeetuñ seen baay ak seen nijaay. dëgg la te loolu c'est extrêmement grave. xale bu njëkk su dee ne da nga ko fekk ci mbedd. su solu dàll wala dara sax am nga sañ-sañu am loo ko wax. dëgg la xale daana am kersa soo ma saa dugg ci oto xale xool la nga taxaw day jóg. dëgg la yooyu dañoo dem ba nga xam ne dañ ko commencé di minimiser daal xaw ma nu mu ko waxee mais ñu ngi koy faagaagal. or gis nga l'islam sax ci boppam diine yëpp sax lay wax. amu ci benn diine boo xam ne nii pratiquement base li tax diine ñëw mooy une vie communautaire. communautaire nag su dee ne ñun ay àndandoo lañu fokk benn danañ nawlonte ñaar ñu am ci loo xam ne nii da nga koy jomb di ko rus di ko ragal. waaw mais fekkente ne léegi nag xale bu ndaw jombatul rusatul yooyu dañuy dem ba nga xam ne suñ ko màggaalee ñoom li fi des tuuti ci mag suñu waxatee duñ la sax faale. kon nag jàpp naa ne am na loo xam ne ni faaw mag ñi continuer di ko wax. dëgg continuer di ci taxaw. yéen ñii lii ngeen di def li may tuddee les faits divers. nga xam ne da nga koy wax ca kaw ñëpp xam ne lii lu ñaaw la. ñëpp di leen déglu. man jàpp naa ne loolu bokk na ci li nga xam ne dana mën a téye suñu société. ndax loolu mooy ay tànkam nee naa la li ci kaw. feebar faju mën na doon problème mais société bi du nërmeelu. économie nit ki mën na lum ñàkk te deseeg loolu ma la wax noonu. réew mi du nërmeelu. am na réew yoo xam ne Sénégal li mu la rawee bari na ay amuñu. am na ñoo xam ne nii ndeysaan da nga leen di gis dans un désert boo xam ne nii mais sant yàlla te pourtant. tant que loola ca kii de société bi ma nga fa rek réew ma nërmelul mais li gën a gaaw ci nërmel réew mooy valeurs yooyu soo ko pertee les attaques continuent ñaaw yi commencé guerre civile nga jëm te loolu da ngay dem ba si yàgg ñëppay ragal ndax bu fekkente ne yow sama masque gi nga xam ne xawuñoo ñëwee trop am na place boo xam ne ñemewoo faa dem ndax léegi tey ñu wax la lu ñu la wër te wax wala ñu agressé la fa xam nga yooyu yëpp day bokk ci loo xam ne nii daf ñuy sonal coono boo xam ne nii société ci boppam moom mooy trembler. or il faut que ñi war a wax. waaw il faut que ñi war a wax di wax. ñi xam di wax. ñu bañ a bàyyi ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla ñi ngi ci yeneen vibe dañuy apparemment doo xam exactement est-ce que kii sénégalais la parce que dafa am loo xam ne nii c'est pas sénégalais am na da nga daan xool rek xam ne. kii sénégalais la. dëgg muy ay valeurs yu nekk ci moom da ngay tukki. ndooy romb ay nit ñu ñuul doo xam rek nga gis benn sénégalais ne la salaamaaleykum. sénégalais fierté bu mag a mag nga xam ne nit ak mbokkam. foofu ñu taxaw ndeysaan
loolu day neex ci sa xol. nga xam ne kii tey su ma amoon fii problème dëkkuma fii mais su ma ko wooyee dana ma ñëw dana ma dimbale yooyu il faut que ñu continuer ci ndax su dañee ci ñun rek bopp sa bopp kenn sa kenn est-ce que sax man individualisme est-ce que sax dund boobu neex na déedéet man de wax dëgg yàlla damaa bëri mbokk neexu la waaye bu ma dellusee ci yow li ma lay laaj dañuy dégg dañu dalal soxna si nuyu ko dañuy dégg économie bi nërmeelu ñun daal bëggoon nañu fu ñu toll nii saa si tembe boo defee état des lieux nga wax nu fan la situation bi toll Adja Linguère wallaay yow itam ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo macha allah dañ maa yónni woon téléphone bu ñu fàtte woon fële ca kër gandooy loolu ma tey woon ci macha allah nee na moo tax mu yéex ak téléphone bi ku sàggan ba yóbbu la tribunal liñ naan xam nga tribunal sam papa da doon wax nee na ma xaw ma justice dafa am mesquinerie bu ci nekk da ngay dem naan wii ma nag mujj bi nga naan woo yaay nekkte yow déggoo ma ne la ba ma fiy wër di tooñ ba Liwi Ndiaye woo ma ba ma ñëw fële ci police parcelle mu ne ma Mami Diop yaay lijjanti ñi fii waaye di nga mus a ñam giri bi yoon daa sew moytul sa bopp nañ ci yàlla musal Diop xanaa xamoon ni bismillah damaa raté sama vocation avocat laa waroon doon moo tax boo ma yóbboo da nga fay lang ci ñoom maître Fatima ii bu ma fa toogoon ñu bari am ndam doon nañ daan yow dooreeti ñu solal la toge yow non loolu dara du ko fay loolu dara du ko fay maa ngi lay janeet sax ndaw ku saay-saay maître Nafissatou Diouf du nangu loolu ndaw ku saay-saay aywa bismillah door nañ daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa day di ñaanal sunu maam sunu soppe Cheikh maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na fi yàgg lool te wér te yan bi woyof lool ci kawam Baye Abdoulaye Thiaw laay yàgg fi lool ndax yéene kenn mbaar mi ñun bu ñuy nelaw yéene ngi ci dar bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi yaay déggeen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di masawu nag mbooleem koo xamante ne fii ñu toog nii da nga am naqar wala nga am tiis di ci jaare di ziar di jaale soxna su fi jóge di soxna ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Bassirou di xalif général kullu murit muy soxna Njóoba ñaan ñu ngi koy jaale ñëpp te di masawu njaboot gi gépp di wax ne yàlla na fa mu jëm gënal ko fi mu jóge tey nag Eva wax dëgg yàllam tey damaa kontaan ndax dangaa dalal sama goro xam nga ni sama goro laa jàkkaar lool nii moom mi toog maa yaay Fatou soxnaam Ndeye Gueye Paan mooy sama cousine donc sama goro laa jàkkaar lool nii sotti ceeg naka waaw ajaratu Ndeye Gueye mu Paan Gueye mi Mbaye Gueye fay di way Basirou Gueye bii bi ak yaayu soxnaam ñoo bokk ndey ak baay ajaratu Paan Gueye nag mooy yaayu sama yaay et c'est le Sénégal wallaay muy sama goro Fatou soxnaam di xale bu baax ko Jóob sama rakk di Ndeye Gueye di njëkkeem kon wax dëgg yàlla am tey moom def ceeg sotti ci la sama goro laa jàkkaar lool waaye nag ma yàgg di ko topp di ko déglu ndax wax ju am solo ji ma xam moo fësalaat ne nit ki lu mu mën di doon loo mën di jàng boo fonkee sa aaday réew loo ca teg mu dem li nga wax di dëgg bi diine dikkee li muy foor dafa dëgërloo aada ji nekkoon ci réew mi moo tax ceddo yi daw ñëw tuub si ñeneen ñi daw ñëw lépp daal di mën a ànd neex waaye nag tey jaaxle nan te yaa ñu war a ginni ndax économie bu ñu ne mi ngi rëng-rëngi rek sama fit day dem man très bien leeral band ci indi balaa ñoo jàdd ci ndoy waaw xanaa non ndoy demal waaw non merci beaucoup Mami mais ñu ngi lay ziaraat bu baax a baax comme ni ñu ko waxee rek yaa ngi ko doon présenté léegi may sa baabu économiste professeur à l'université Cheikh Anta Diop xam nga su toogee fii te gars yi ñuy waxtaan yëpp ci économie invité fii banquier yeeg ñoom seen su ñëwee war na gën a leeral économie bi maanaam Covid 19 bi impact bi mu def bu ñu doon defal état des lieux mooy impact bi mu def sur le plan sur l'économie nationale ban impact la Covid 19 bi def waaw xam naa question bi nag dafa rëy waaw il faut dañ koy daggate dañ koy def ay pàcc waaw ay pàcc wante ma wax Mami bet na ma man de wax danga lii xaw ma ko woon wante Ndeye Gueye Paan télévision bi TFM kenn du ko changé dama xamul télévision bi waaw TFM kenn du ko changé këram waaw ku dul lu dul TFM du tàkk kër du fa tàkk damaa xamul ndax actuellement nii su ma ko xamoon naa ko woo ndax toog na wala toogul mais li ma la mën a wax daal mooy kontaan naa ci yow avant nga doon ñëw rek déjà defe naa waxoon naa ne man Mami école la ci man wallaay ndax ku lay dégg ko baax nga mooy profito ci bien sûr samay goro lañ kooku mu wax noonu ak Bibi bi Youssou Ndour ak Mbaye Gueye Faye daan woy muy Bas ñu koy wax Bibi ñu baax lañ waaw ñoo may nañ ma soxna luñ ma di jaale li mu wax léegi nii xalif général parce que suma soxna bi nga wax suma doom bi ma am
doomu soxna soosu moo ko tudd. wallaay ndeysaan. macha allah waaw moo keroog moo ñëw tudd ga ndax jigéen ju baax. ñoom kër ga nekk njaareem. mooy seen kër. waaw dama doon toog ak ñoom weeru koor. ñoom mbàkke yëpp. ñu nekk ci kër donc kon kër gu baax sëñ Mamor Mbakke. doomu soxna si la maa ngi koy jaale kon bu baax. sëñ Mamor. waaw ndoy sunu soppe. soo ne rek lu mu def ci économie bi dafay day bëri. damay mën naa njëkkee ci benn question boo xam ne nii loolu peut-être moo xaw a gën a kawe sax mooy taux de croissance bi ñu wax ne dafa daanu. taux bi waaw taux de croissance bi xam nga croissance mooy fin d'année mën naa ko yombal ci ne bénéfice entreprise yi. suñ ko dajalee. ñu ne Sénégal de am na nangam muy PIB production intérieur brut mais loolu ay entreprise ñooy produire. ñu ne Ndoye Bane entreprise am produire na nangam mais sa baabu entreprise am produire na nangam Evatra et cetera loolu suñ ko dajalee dañ daan am ay taux yoo xam ne dañuy dem ba 6,52%. mbas bi ba mu ñëwee daaw dong laa la wax de 6 la ñuy jëlee yóbbu ñu 0,7. d'accord. 0. waaw loolu ci misaal man nga ne kon entreprise yi daan produire. ñoom ñëpp seen production dafa wàcc boobu bokkoon na ci couvre-feu bu ndaw kii bi ñu defoon nu mu tudd confinement ba te pourtant te wutoon nit ñi dañu leen waxoon ñuy dem di liggéey yi. mais liggéey boo xam ne ni aussi dañoo wàññi nit ñi xaaj seen personnel. ñenn ñi dañuy teel a wàcc et cetera donc yooyu bokk na ci li nga xam ne impact bi gën a mag nga xam ne Sénégal gépp ko ànd bokk. nga xam ne état sax moo ko gën a yëg ndax. croissance boobu bénéfice yooyu ma lay wax état bi da doon ñoppati ay bénéfice am mën na ci defar tali mën na ci defar hôpital. kon croissance su jógee 6e étage daanu si daanaka ci rez-de-chaussée. nga war a recommencer waat xam nga loolu du yomb. kon loolu bokk na ci li nga xam ne li ñu gën a faagagal te du ñun rek. day àddina wërëngal këpp boo xam ne nii ñëpp ñoo ko yëgandoo. kon kooku benn dimension la. ñaareelu dimension soo ko dee xool. dafa am benn baat bu ñuy wax du ñuy wax crise teelu ñoo wax crise ndax crise day baat bu rëy boo xam ne gars yi dañu ko ragal donc diggante lii ma la wax nii 0 bi dañ naan récession. waaw dañu am benn baat bu xam ne nii daanaka nag soriwul crise man damay wax ne ñun xanaa dañuy foyee suñu xel yi rek mais crise weesuwul daanaa doxletuma ko soo doxletul moom wax dëgg yàlla crise la mais xam nga gouvernement ak langage am yu mel noonu dañuy xaw a ragal di utiliser yenn baat yi mais ca dëggi crise weesuwul nga doon dem ba sax nga taxaw parce que 0 moom taxaw la. waaw 0 moom ku fa egg daanaka da ngaa taxaw. kon nag loolu ñu faagaagal Afrique faagaagal àddina mooy première dimension boo xam ne nii de massification parce que nee naa la état day perte impôt mais ñi nga xam ne ñëpp laa wax nag seen production yi dañoo wàññeeku kon. soo doon natt réew mi daanaka kenn mucculu ba ci marchand ambulant bi ci mbedd mi. yëfam dafa wàcc. la woon dafa woon ni. nga xam ne dimension économique bi marchand ambulant bi nga xam ne daan wër ci mbedd sax di jaayal ka yor conteneur am toog këram. mujj na conteneur ba mënatoo ko jaay ci 2 semaines. y a problème il faut da nga ko jaay ci 2 mois 3 mois. donc gis nga ralentissement économique bi mu am. su dul arrêt rek ralentissement la. te loolu effectivement bokk na ci li nga xam ne réew mépp la boole nag daal di koy fagagal. mais damay dégg souvent gars yi naan programme de résilience économique et sociale. waaw loolu mooy lan. waaw baatu résilience mooy résister su ma ko mënee tekkee noonu dañuy wax capacité de résilience économique. mën naa ko tekki rek ne capacité de résistance loolu mooy man lii ñëw di dal ci sama kaw comme mbas mi ndax man am naa capacité économique pour résister maanaam ndax fanaanoo naa dépense weer ndax fanaanoo naa dépense ñetti fan ban capacité économique laa am pour mbas mi su doon ne day durer 6 mois ma ne garawut amuñu ko état du Sénégal ci boppam capacité moom pour résister daaw dafa lebi ci 1000 milliards yi 600 milliards yi diggante BAD la BID fonds monétaire 600 milliards. ñun 400 yi lañ doon jéem a taqale. je crois que le dernier bilan bi ma dégg on était à 650 milliards environ de dépenses. kon xam nga ne 600 milliards yoo xam ne yow dañu ko jàppale
yow daanaka la nga ci teg sax ci sa alalu bopp bariwul kon yow amuloo capacité comme nit ñi rek su dalee ci sa kaw nga egg terre. très bien professeur. macha allah. élèves yi sa étudiants yi ñu ngi réagir déjà dafa am lu ñu yàgg di dégg dañuy profiter ci occasion bi nga fi toogee. parce que dañuy dégg état wu Sénégal amal na 1000 milliards. état wu Sénégal amal na 2000 milliards mais. boobu fay naka lay demee. waaw est-ce que lu ñu teg la nii rek te fay bi yàlla xam wala loo xam ne la dañu koy génnee fay ko parce que am na ñuy wax ne genre bor yooyu kenn du ko fay ci ñi nga xam ne jànguñu comme Eva. non xam nga ñun liñ ci doon wax ci bor. waaw dañ koy jàngale. waaw dañu ne man damay wax sama étudiant. premier jour salaire bi nga am demal ubbi compte. d'accord soo defee 3 mois demal nga leb ndax soo lebul ci bi ngay ndaw soo demee ba mu des na ñaari at nga àllaa traité. di nga leb da nga soxla xaalis te dootul mën a nekk. teel a leb bi teel a defaru la. waaw dama lay wax waxuma leb dem restaurant. loolu kenn du ko def. waxoo leb sañ bala ngaa leb da ngay am programme d'investissement. waaw moo bu mag la investissement. c'est vrai yaa xam da ngay leb pour sa cadre de vie. ndax loolu daf ci bokk. gi nga dund nit. waaw bokk na ci tëdd ci matelas bu nooy nepp ndax soo xëyee sa doole da nga koy solawaat pour mën a dem liggéey yi. kon du luxe. waaw non du luxe. dama leen wax non loolu du luxe sa cadre de vie sa kër. na nga wut luñ la nawee. mais soo ko amut ndax xam nga Sénégal socialement ni ñuy dundee sama nijaay ak sama bàjjan daanaa tooñ sama étudiant naa leen yàlla na sama bàjjan de ñu may reyee fekk sama bàjjan dem na bu yàgg amatuma bàjjan daanaka ñu ne ma monsieur ma ne non sama bàjjan investissement bi ma bëgg a def socialement la day ñëw naan ma amoo jom doomi diw jë sa baay ko yoroon sa nijaay ja foofu di ma wax yoo xam ne ni je suis obligé de dépenser de l'argent ci loolu ba nga xam ne man awma benn capacité épargne lu ma épargner sama bàjjan yoo yóbbu ko ne ma doomi diw yaa ko war a taxaw xam nga bu fekkente ne da ngay dund social boobu man leen da ngay sàcc sa bopp lañ koy wax defe naa ne da ngay dem banque ne ko dagg ma 50 000 par weer wala 80 000 xam nga mënatoo ci dara signé nga ko wante yow 3 millions bi mu la jox rapidement nga def sa salon def sa chambre à coucher nga xam ne li ñuy sa capital bi nga doon doo koy du nasax ndax soo dul lekk bu baax doo tëddoo nelaw xëy bëgg a liggéeyi su yàggee da ngay feebar. maanaam nit day utal boppam motivation. lu koy motiver. waxuma motivation mais doole. capacité force physique ak mentale. xam nga ki nga xam ne nelawul bu baax ki nga xam ne tëddul ci matelas bu nooy su xëyee courbature su demee di liggéey aussi weñaar rek la fay nekkee. waaw donc dama leen di wax ne investissement pour wax ne bor ñun bañuñu ko. d'accord mais dama leen wax ne su ma jëlee exemple ne leen ku ci am 600 000 salaire soo demee banque bi xam nga lu mu lay wax. la loi nee na 1/3 rek la ma may banque mënul dagloo pour 1/3 mu ne la kon danaa la jël 200 000 ma ne ko ku ci am fu la nee ko maa lànk. ndax soo ma jëlee kat 200 000 sama doom du jàngi wala kon du ma fay sama mbindaan ndax nit yi da nga am say dépense yoo xam ne ni incompréhensible nga ne ko sëñ bi man 100 000 laa man am nga ci droit. su ne la 100 000 yi nag 3 millions la mën a yem nga ne ko xayrun mais foofu la ñuy waxee ñu bor nañ ci def ndànk ndax atte bor nag fay. dëgg la. capacité d'endettement. waaw. bokkut ak capacité de remboursement. dëgg la. kii lépp capacité d'endettement. xam nga kii ma la wax ni 200 000 am na capacité d'endettement boo xam ne 200 000 suñ ko daggee 10 ans suñ ko lebalee sur 4 ans. mën na doon ay 7 millions. waaw mais ndax am na capacité de remboursement su remboursé sootul jabaram dana ñibbi ndax dana taxaw ne ko mënutuma fay mbindaan. waaw mënutuma fay fóotkat. waaw te loolu yow yaa ko yóbbee sa bopp moo tax ñuy wax état. ne ko leb leen d'accord. mais xam nga kana la mën nga leb ba 70%. loolu mooy loi bi ci état 70% production nationale muy PIB lañ koy wax. mais yow soo ko fekkente ne yow Sénégal nga tudd du or du diamant du gaz du pétrole loo am lan mooy salaire u gouvernement du Sénégal. impôt kese. waaye impôt kese su ma ko amee mais man am na foo xam ne du ma fa egg ndax su ma fa eggee ñu fayloo ma tey diggante ñi ngi fay diggante 80 ba 90 milliards par weer waxuma at de weer wu ne
booba temps Covid bi taxawul. non boobu temps Covid sax ñëwagul. dëgg la. mais dama ne 80 milliards par weer ku koy fay 80 milliards yu ne mën na def hôpital. état bi moo koy fay. moo koy fay. pourquoi sur les 15 pays les plus endettés du monde. pourquoi ñu ciy gis les grandes puissances. déet amu ci kay. non les plus endettés. ouais waaw non bokkuñu. xam nga Italie. mi ngi ci 150%. te 70 la ñuy wax fa la nit ñi yem. Italie ngi 150. France def naa mi ngi woon 110. Japon. États-Unis 105. waaw mais déet nooy. waaw économie américaine su tourné 48 heures. génne 150 milliards yu mu fayee. économie américaine. su tourné 48 heures. loo ko laaj mu jox la ko. économie France su tourné ba pare ñoom dañu am ay ressources. mais ña nga ay gaz ak pétrole la nga waxoon lépp lañ am. yemuñ ci impôt de. la nga waxoon sànq. mooy la ngay lépp na nga ko mën fay. na nga ko mën fay. mën fay bi mooy man lan laa am ba pare. c'est vrai ma ne la man de am naa impôt am nañ gaz am nañ pétrole am nañ mais dëkk yooyu seen suuf dañoo riche de. dañu ñëw fii di ñu napp. mais lañ yor ci biir. loola mën na leen a may ñu fay ba desalaat ma jox la réew. bu bokk ci ñoom. te amul dara. la Grèce dem nañ ba Banque mondiale bi mu leen tëree. ajustement dem nañ ba salaire u retraité yi dañ ko wàññi. ndax Banque mondiale moom amul yërmande. amul Grèce laa tudd amul Italie amul France. ak Sénégal ñëpp la yemale. bi fi Abdou Diouf nekkee xam nga président Abdou Diouf ci lañ ko defee woon. ci lañ jaayee téléphone bi tey mu tudd Sonatel. ci lañ jaayee ndox mi jox ko waa SDE. ci lañ dindee ONCAD et cetera internat bañ jaar ñun. ca la dañee internat amatul. te socialement xam nga ne internat am na solo. kon foofu la ñuy bañ egg c'est-à-dire que dañuy bañ nga leb loo xam ne. su fay ba jotee. nan nga ñetti nag ndax bañ ko la yeb ak bëri jom. yéen ñett lu jël fee taqale fii. léeg-léeg sax nga daw fu mel ni Côte d'Ivoire ca bourse ba lef fa loo ci dollee daal ne fay naa ñu ne non Sénégal nag moo wax dëgg yàlla jàmbaar lañ mais après. étudiants yi génn di grève ne la sama bourse amuloo ko. waaw munoo gas teen. dara doo ko mën. lu dul ab japonais ab chinois ab marocain mooy jóge fee ci àll ba ànd ak banque ponkalum banque ñu koy tuur ay ñoom Exim banque ñoo xam ne ñoom dañuy yor 2000 milliards 3000 milliards topp ci chinois. ne ko réew moo jëm. ban réew nga jëm ne ko ban réew waaw mu ne leen kaay dem Sénégal. suñ demee ma proposé leen autoroute à péage man maay financé 400 milliards yëpp mais bor la lu dul loolu doo ko gis ci réew mi. waaw mais léegi lan lañu Covid bi mën a jàngal ci que lu ñu war a waajee pour que. coono bii ñu nekkee tey. ndax bu ñu ko nangoo ak bu ñu ko nangul coono ngi ci réew mi. ndax am na ñoo xamante ne tey bu ñu añee du ñu reer. am na ñoo xam ne tey dellu nañ ci gobar jaas yi nga xamante ne ñun dégg lañ ci amoon mooy que ci li ñuy togg añ ci la ñuy tibb reer. am na ci réew mi nañu ko wax. am na ñoo xamante ne actuellement dañu bañ a yuuxu mais egg nañ ci. amatuñu fu ñu dëkk gobar jaa comme Covid bi indiwu ko fi de. bon man xaw ma sax luy gobar jaas. fi la ko fekk de. Covid bi mooy lekk ca. xam nga léegi avant Covid bi sax définition gobar jaas. professeur mooy maanaam man bu ñu toggee añ dañ ciy tibb reer. yàq ci reer waaw léegi sax yàkkatum ci reer. am na ci nag ñoo xamante ne. te moo ne dañu ko jàppee suñu pauvreté du suñu pauvreté. mun naa togg loo xam ne neex na ma añ ma denc ko reer. tout simplement mais Eva am na ku ñëw barki démb di ma booleeg jabaram li Covid bi di metti mi ngi ñot ñoti ba koy jox 5000 francs par jour. waaw te jënd na ceeb jënd na dëwlin jënd na leneen li ci kër gi lépp. ndekki li bokk ci ndax moo ko jënd teg. mais mënul wax ba jabaram taal ci biir kër gi. te xamuñu ne loolu bokk na ci liy delloo kër ginnaaw ndax mag ñi li ñu waxoon ku ko teggi gis la ca nekk. kon loolu xëy na li nga wax ne. yóbbu suñu pauvreté yóbbeewuñu ko. mais dama ne am na ci dëkk yoo xam ne actuellement pour ñu lekk problème la. am na borom kër yoo xamante ne février bii ñu nekk nii bu jeexee dinañ leen expulser seen ay kër. ndaxte nekk nañ ci problème kon fan la ñu war a mën a jóg taxawee. état bi lan la war a mën a dolliwaat loo xamante ne bu ko defee. dinañ am jàmm mais Ndoye Bane daf ñu jooyal banque yi fan yi yëpp. banque yi ñëw ñoom it jéem a settal seen bopp tuuti. mais ñi nga xam ne ñoo yor alal lan lañ war a mën a def ba économie wu réew mi jógaat taxaw. nga yóbbaale ban conséquence la Covid bi def ci entreprise yi. ak ci population bi. waaw mais d'abord les failles. les failles yi nga xam ne mooy rëq-rëq yi nga xam ne. Covid bi daf ko révélé. loolu dañ ci war a jàng. les failles. xam nga ñun avant Covid ku ma sa yor sa malade guddi ku waxal yàlla xam nga ne soo hôpital boo ko yóbbu te booba corona amagut. waaw hôpital boo ko yóbbu ñu ne la fees na da ngay wëndeel ak moom ba mu dee ci oto bi. daan nañu dal. waaw xam nga kon
léeg-léeg ma ne corona à bon dos. mais lépp ñun moom lañ koy wéer. voilà mais xam nga foofu déjà rek leçon la. c'est vrai. kon ki war a jóg saafara. na jóg gaaw ci le système de santé. ñaareel ba xam nga maa ngi jaale benn dame de Thiès xaw ma ko. sage-femme suñu xarit. sage-femme man xaw ma ko. madame Baye. waaw xoolal rek jóge ko Thiès macha pour ko indi Allah, Dakar waay. ñu ne non Dakar amul place ñu daw laaj mais lu tax Thiès lu day ni région de Thiès ah taqaloo fii Dakar nga ne amuloo xaw ma air xaw ma amuloo xaw ma est-ce que lan. malade yi bari yoon. ah je ne sais pas mais loolu lépp ay fay hospitalisé bari leen de. waaw dafa actuellement nii deuxième vague bi moom macha allah dafa. professeur loolu dafay dugg ci jooy bi nga xam ni. Oui. médecin yi ñu ngi ko ñu ngi doon ko yuuxu, jooy. ah. nee nañu bu weesee sax ñoom seen i naqari biir yi nga xam ne xam naa ne waxuñu ko. ci place publique bi. doon nañu inciter nit yi ñuy solo aussi seen masque. Oui. di leen dimbali Ouais, ouais. pour Nit que ñi moom surcharge bañ dañoo a dëgër am bopp. parce que surcharge mooy créer des agréments yu mel nii aussi. oui c'est ça. alors la deuxième chose xam nga bi ñuy mayee les kits alimentaires là. mais il a fallu 3 mois diggante déclaration bi ak effectivité mesure bi ñi njëkk jot 3 mois après ñi def xaar nañu ay 4 mois doo ko jot cela veut dire quoi ça veut dire que ñun suñu réew te dañ ko importer. et puis professeur doon nañu ceeb wax bi dañ ko jënd bi te réew dañ ko. loolu am na ñu doon wax ne mënoon nañu toog fi ñu toog subventionné le riz ba nga xam ne mami jot ci dugg ci boutique bi jot na wàllam ci li mu koy jëndee ni muy yomb. y a une presse qui avait titré man li ma waxoon. dama ne woon ceeb diw gaz ak defe naa xaw ma ban produit laa ci boole woon. na état bi wàññi prix bi immédiatement rek. ah d'accord subventionné. ah ma ngoog. waaw ba ma ne man jaral na état na dem sax 2000 milliards. gis nga mais sa askan. waaw. immédiatement kenn ku ne xam na ne soo dindoon 100 francs ci ceeb. dindi ko 200 francs ci gaz. dindi lu ma 200 ci diwlin ñëpp nga boole dimbale. lu taxoon ma am vision boobu. waaw mooy dama ne Sénégal soo ko tëggoon yëpp 85 laa wax pour cent. pour bañ a egg 90 pour cent ñan lañ les ruraux baykat 65 pour cent. lan mooy artisan maçon bi ci mbedd mi wala mécanicien bi. boole leen ci nga xool. ñawkat bi. Sénégal ñaataa ci des 10 pour cent dont les peut-être 5 pour cent ñoom ñoo am ay salaire est-ce que am na sax mat na sax 5 pour cent ay 2-3 pour cent ñoo fi am ay salaire normal tout ça là ñi ci des bon ils sont dans la débrouille xaw na tane. kon kay bu fekkente ne yow daanaka saw askan 90 pour cent voire 85 pour cent sont tous dans les difficultés. li gënoon a yomb mooy ay 60 milliards dafa bari. kooku 60 milliards soo ko subventionné ci diw ak ceeb mën nañu ci lekk ñaari weer nga arrêté subvention bi. te su boobaa coow du woon am professeur ndaxte ku nekk di nga jot li nga war a jot. mais coow li bari na waajtaay bi yàgg na xaalis bi bari na te am nañu jotul ba léegi li ñu waroon a jot ndax ñeneen ñoo ko fëkk ndaxte xam nga séddale kéel yi ki ëpp doole dàqa naaw ci kaw moo koy fëkk yéeg ak moom. mu jeex kon te foofu danger bi fi ma fi bëgg a souligner sax mooy ñun suñ tëjoon frontières yi. xam nga Sénégal capacité alimentaire interne am propre li mu am 3 mois la. ñu ngi ci bay dundee itam. 3 mois waaw lañ am capacité toog ci réew mi am lekk su rombee 3 mois lépp jeex réserve alimentaire yi fii am ñetti weer la. pomme de terre ba dana jeex. soble ba jeex. ceeb bi ñuy wax ci réew mi jeex ndax ñoom xam nañ ceeb bi ni mu toll duñu wax ba tudd ko. coolee fi ne rek coow waalo mais. ceebu waalo mais dañuy wax rek mais fekkante ne amoon na fi. duñ jéggaani ceeb pour may ko nit ñi. pour wax la kon daf ñu woon beneen faay. mooy il faut que ñu jëm ci autosuffisance alimentaire. bay dundee di soo fa mënul egg sax nga sécuriser réew mi. ci 7 mois alimentaire 8 nga xam ne tey su àdduna woon na teel lu mel ne guerre mondiale maa day taal yi ñëpp tëj seen i frontière nga tëju ci sa biir soo fa amoon nu ma ko mën a waxee dugub bu doy sax ñu tëju lekk dugub di ko añee di ko reere où est le problème. mais dara dafa doyut lu ñu protéger contre un environnement boo xam ne ni extrêmement hostile lu ne mën na xew ci àddina bi biñ nekk moo tëradi jàngal nañu ko. da ngay xëy su dul loolu da ngay xëy américains yi dem tooñ fi léegi Iran affaire ba tàkk Russie dugg ci. non mais àddina Covid bee ñu dimbali mais commencé woon nañ leen cokkaas. voilà y a l'insécurité mondiale foofu laay waxee kon loolu ay failles la yoo xam ne nii du système de notre système ñun nga xam ne war nañ ci gaaw jóg kon bëri na ay nasax yoo xam ne nii à l'observation wax dëgg yàlla xam nañ ko léegi nag gobar jaasi avant may ñëw ci li nga ma doon laaj nga ne mooy togg añ yàq ci reer xëy na sax Covid indiwu ko
xaw na fi yàgg tuuti. dëgg ndax sama ay naataango professeur Seck maa ngi koy nuyu Fasek def nañ fi benn enquête de pauvreté ils étaient à 55%. c'est-à-dire que enquête yooyu suñ ko dee def à peu près noo koy defee da ngay laaj ay nit ne leen est-ce que am nga capacité am dépense su yow yaay xool le minimum que le Sénégalais war a mën a am pour dund su dee 2000 par jour nga def enquête sur 10 000 personnes ne leen est-ce que am ngeen 2000 francs mën nga garantir 2000 francs par jour 55 personnes ne la amuñu ko xam nga kon taux de loolu la ñuy wax ndax système mu góorgóorlu la ñu nekk. voilà taux de pauvreté. bu fekkee ne 55% ci sunuy ñoñ amuñu ko am na loo xam ne nii moo leen sonal. waaw lan moo leen sonal lu sonal nit ñi benn location. benn. ñaar facture courant. waaw. te lii franchement ça me tient à cœur parce que loolu la ñuy wax coût de la vie dem naa réew moo xam ne nii bon c'est vrai que tolloowuñu parce que ñun dañu am pétrole fii ci Afrique 9000 la kër yëpp di fay courant 9000 francs courant ak ndox actuellement nii facture bi ku ko am sa loo dencoon pour ne sax ñaari semaines wala ñetti semaines da nga ko ci def sinon dañuy couper sa courant. nga def ko ci en tant que retraité. wala en tant que un travailleur sa xam nga salaire moyen Sénégal day na war nga def ko ca léegi nag après chaque jour yow en tant que même fonctionnaire nga war a lijjanti dépense suba moo tax gars yi dañuy wàcc 3h30 am na ñoo xam ne génn nañ seen bureau duñ ñibbi. lijjanti ji 19h wala 20h la ñuy egg seen kër. ci yàlla. billahi wala taala dañuy xëy di ko lijjanti di ko borom suuli bukki commencé waat na ndoy bante loolu war nga dem def ci enquête suuli bukki suul bukki c'est commencé grave waat na bu méttee métti ke digg Sandaga ndaxte loo sama enseignant yi nag ñoo ko mënoon dina commencé waat na nag c'était l'affaire des enseignants dëgër li may wax ma dem jënd frigo ñëw bras da ngay ñëw waaj da ngay ñëw waaj jaay la frigo bi 400000 jëndal ko ci yow 200000 jox la xaalis yow nga xaw ma nu tudduti très bien professeur banque sax macha allah xaw a rey enseignant yi jërëjëf en tout cas bëri woon nañ ci ay temps enseignants yi. du banque sax enseignants yi militaires yi policiers yi. da ngay dem ñu ne la 400000 nga signé. waaw. waa ji ne la man léegi nag mën naa ci 200. waaw ñu doy baax affaire bi ma lay wax nii dama ci jot lu leer naa ñi que ni ubbiwaat na. amaat na te ñi ngay jooyal muy que ñi nga xamante ne seen salaire yàlla xam doy na. ña nga cay dem ña nga cay jël. te góor ga koy def ma nga toog di leen xaar ku ñëw signé 500000 mu jëlaat ko ci yow 200000. continue moom di la dagg loolu yàlla rek moo xam kañ la jëm. na nga ci wax. yaa ngi wax ci yaa ngi Eva baal ma ndax dafa am jooy boo xam ne dama koy jooy ndaxte lu ma sonal la lu sonal ñeneen la. da nga tudd courant. ñu doon jooy facture yi. waaw ñu ñëw indil ñu compteur jënd bi. waaw la nga war a jënd 102 kilowatt point nangam. waaw boo ko jëndee ñu jox la 85. amoo foo ko réclamé. parce que da nga ko jënd ñu ne la ci fii nga koy jëndee. waaw nga jënd ko ñu xaaj liñ la war a jaay. nga dugal ko su waroon a def une semaine 2 jours yi bu passé nga gis sa compteur commencé di signaler amoo ba tey fenn foo ko mën a jooy. kon cela veut dire que ñun dañ ñu yóbbu yombal xiyaam te bàyyiwuñ ñu sukuraat jël paaka teg ko ci suñu baat di ñu jooyal naan nu Covid fa ñu koy jëndee di réseau boo xamante ne suñu xaalis moo fa nekk. mais terewul lañ ñuy fayeeku ci bu ñuy jënd. ma nga cey gën di tege loo waroon lakk léegi ci une semaine. ci 3 jours nga koy lakk te li ma wax borom kër yëpp mën nañoo yëngu seede ne mooy li xew actuellement. 102 yi 85 lañ lay. mami wax nga dëgg mais sàccuñ la. sàccuñ la fenuñ la. dañoo yokk courant bi. te waxuñu ñu ko. ah mais jeex na yow barki démb yaa 4 jours xaw ma. déggoo fi responsable PCA Sénélec. lan la wax Kébémer. la mu wax rëy na. nee na DG bu ñëw DG bu njëkk ba 1300 personnes recruté na ko keneen ki 300 personnes par an nee na moom dañ koo diggoon DG nee na waa Kébémer amu leen chance ak waa Ngumba soo leen amoon chance su ma nekkoon tey DG su ma fi recruté 1500 personnes daal di nga multiplier nee na par xaw ma 300000 xaw ma après nee na kon dëkk bi danañ fi verser xaw ma 2 milliards xaw ma 3 milliards xam nga yooyu. léegi nag kuy fay. très bien professeur day def kuy fay. professeur day def politique. non je suis pas politique non dama ne PCA bi moo ko wax. laajte la rek bu je ne fais pas de politique. léegi ma ne ñun. waaw DG bu ñëw indi 1500 personnes. waaw léegi nag suñu demee ba 5000 personnes. politique recruté léegi nag loolu du yokk coût Sénélec. su ko yokkee état nee na subventionné tout. très bien professeur. su état subventionné wul ndox. subventionné wul courant. ndax nee na tal na leneen moo tax ma ne la bor baaxul. les conséquences bor baaxul. ndax doo ko tal. léegi nag mu bàyyi ñëw Sénélec au prix actuel du courant mais Sénélec ci boppam moom moo cher
c'est cher. na wàññi nañ defaraat société bi. professeur ñëwal ñu ci conséquences yi ma la doon wax. ci entreprise yi. waaw xam nga démb rek xaw ma barki démb defe naa maa ngi dégg Necotrans 167 personnes yu ñu dàq. Necotrans. Il y a une semaine. Agence nationale de la statistique ANSD. génn na enquête ne 3,5%. des travailleurs hors administration. ñàkk na seen liggéey. soo xaymaa ne peut-être que 600 000 travailleurs dans le privé soo ko yóbboo même 3,5%. pour un autre tu es entre 18 000 et 20 000 travailleurs. c'est costaud. te xam nga 20 000 travailleurs sax soo ko waxee ci français dana rafet. wax ko ci olof 20 000 travailleurs tekkil ma ko ci olof. 20 000 ñaar fukk. junni. 20 000 ci olof 20 000 travailleurs 20 000 mooy ñaar fukk junni. est-ce que. imagine ñaar fukk junni suñu ne la ñaar fukk junni travailleurs. c'est ñaar fukk junni pères de famille qui viennent s'ajouter au chômage. père de famille yooyu yor yeneen kër itam. affaire bi day basculer wu ci population bi. mais population bi lañ dàq. seeni soxna seeni doom njàng maag local. travailleur boo gis ndóol baan su dul borom kër yor na kër ndayam wala kër baayam wala kër nijaayam. ñun ay sénégalais lañ. li mu boota bari. ñun ay sénégalais lañ. amu ci kenn kuy liggéey te gàdduwoo say ñoñ. kon su ma ne la ANSD nee na 3,5%. soo ko xaymaa mu jox la diggante 15 ba 20 000 travailleurs fekk si difficulté yi fi amoon le chômage bi yóbbu woon xale yi ci géej gi mais fatalement da ngay am une société. kaw avec moins de travailleurs. xam nga moins de travailleurs c'est un problème travailler mal c'est un problème ndax léegi gars yi banques yeeg ñii nga gis nii suñu xale yi master 2. soo ñëw ñu stage loolu 50 000 pendant 6 mois wala 2 ans. jaarale la intérim. fay la 200 000 ci ku am master 2. ndax entreprise moom du la jël léegi nag jëlatuñ dañuy wax intérim maanaam yow da nga am sa bureau ubbi ko fii. dëgg la ne intérim su ko defee nga recruter booy ñëw di déposer nga am sa 2000 booy soo demee société bu mu la neex nga négocier ak moom mu ne la léegi man ndax société li ñuy bañ. mooy léegi stage loo naa booy bi 6 mois 1 an mu yóbbu ma tribunal. waaw dañ ciy raxasu. dañuy sous-traité am. dañuy sous-traité sous-traitance la léegi nag yow nga ñëw indi sa 100 booy ne leen ne ko 400 000 par booy mu ne la d'accord nga woo booy signé loolu ne leen 200 000. te loolu sax day fekk sous-traitance la benn baan mooy def courtage boobu. waaw joxe non non ñoom c'est reconnu ñu ngi fii ci VDN bi. après ay frais de dossier kii nga doon wax enquête thème la. lijjanti ko ci suuf xam ñu ci nekk waxuma sax acteur principal bi def loolu mais xale yi ñu jël. coono bi ñu nekkee pour wax la kon. liggéey dafa jafe Sénégal. Deuxièmement ñi ci yàlla dimbaleeku néew lañ yor matut. ndoy matul salaire yi baaxul. doy na waar ndax salaire da nga koy su da nga koy nattale ak li ma doon wax coût de la vie. salaire am na koo xam ne benn salaire am man fayul sama courant. parce que Serigne Touba. salaire am fayul sama man facture courant. xëy na yàllaa ma dimbale ma nekk ci dimension boobu mais su ma nekkoon ci moom it xam naa ne kon maa ngi ca courant ñetti junni wala ñeenti junni. te li nga xam ne dafa bokk ci dund xam maa ngi lay wax ne tëdd fu nooy lekk lu baax waaye yow Sénégal gu tàng gii. waaw yow kenn amul droit am ventilateur guddi. kay sinon ci biti ngay fanaan yooyu matt nga siburu. nga biddanti soo amee ventilateur. waaw wala yàlla baaxee la asphyxiateur su ndaw. waaw sa facture romb na 30 40 000. dëgg la. mais kooku village kenn du ma ne villageois bu yabu ma leen. mais mënuñu ko ndax villageois boo gis xëy na am na doomu cadre comme man d'accord naa mais dafa ñëpp amuñu chance boobu. coût de la vie. moo ñuy bëgg a rey Sénégal dafa bokk ci juróomi capital yi gën a cher ci àddina laa la wax de. xoolal boo taxawee rek ci location bi rek tem na. location bi rek. waa jëndal meew France 1 euro. 1 euro. wallaay professeur 1 euro du 650. jëndal meew Sénégal ñaata. ñu ne la 1000 naata. su doon baaxee ne bu 1 euro ba sax ñu jël. waaw léegi su dee Sénégal ñu ne la 1 euro 1 euro 50. te yow man mi gën a cher le prix. 1 euro 50 tubaab bi salaire am diggante 1 million 500 la 2 millions. moo ma ëpp salaire gën maa neex ay njëg waaw kooku du am dara. allahu akbar. man awma salaire bu baax njëg yi di ma bëgg a rey. li ma waxoon sama soxna benn bis defar fondé
mais ma jox la xale bu jënd ma ne ko nag tey lay mujj. ndax damaa mënut man sama pot fond de dessert bi ba guddi guddi ñu laaj ma ñaar téeméer ñu jënd meew man ne léegi nañ ko bàyyi. ñu ne ma yaa ko bëgg man ne waaw maa ko bëgg léegi mënatuma ko. dëgg la comme léegi pot fondé 1000 francs man ne bàyyi naa ko. comme fondé 1000 francs weer 30 000. waaw mais fan la tegee. mais fan la tegee. professeur dara nga ci yokk de. xam nga koppu fondé boobu ndeysaan ñu ngi encourager aussi la jeune génération. parce que ni nga ko waxee léegi. da ngay gis ñoo xam ne dañu am seen licence aujourd'hui di jaay géej. mais da ngay gis ñoo xam ni dañuy jaay fondé. c'est clair ñii di jaay araw parce que jamono tam yaa ma gën a xam li xale yi wax. xam nga léeg-léeg ma dégg sax. waaw ku xas xale yi. ndeysaan. jóg génn leen tëdd nelaw nga. déedéet. gi nga Sénégal gii. waaw ku yàlla dimbali rek moo fi nekk. te muy dëgg. ndooy. wallaay xale yi ba ñu ñoo liggéey. mais suñu yeewoo fu ñu jëm. yow mënoo lu yorub këyit. banque dem nañ fa déposer. dëgg la fu ne. léegi yow daal da ñëpp am na lu ñu mënut. am na koo xam ne mënul comme li nga wax nii man de mënumaa dem ci marché di jaay géej. awma caractère bi. dëgg la yàlla bindeewu ma noonu. ndeysaan. waaw am na nag koo xam ne nii moom avant sax muy nekk loolu étudiant la woon première année wala ca seconde. wax nga dëgg daana débrouiller xëy na daa daan dimbale yaayam wala papaam. xam nga kooku mën na ko màggale. wala boog mu nekk ci famille boo xam ne nii ña nga Sandaga. taaba man bërki démb j'ai un étudiant en licence. oui un certain Diallo ma koy nuyu au passage. su ma vitre oto su ma pare-brise oto benn dof daf ma sànni benn xeer mu toj ma ñuy def cours ma ne man de dama soxla ku ma dimbale ci loolu. mu ne ma man monsieur man Sandaga laa ne je vends des pièces. il est en licence. waaw licence marketing lay def. ma ne ko bon mu ne ko léegi kon lijjantil ma lii mu xëy woo ma ne ma ñëwal ma ñëw mu def lépp. defaral ma yu baax a baax ne monsieur man de mbaakaan maa ngi nii dama ciy boole. kon na jàng. mais moom Sandaga la dëkk ci kaw. Sandaga lañ dëkk ñoom ci kaw am na chance su. màgg na ci pièces détachées yi. c'est vrai. est-ce que comprendre nga donc moo tax ma lay wax ne man xale yi du ma leen xas yaafuñu fusuñu. wallaay mais xam nga Jakarta. pour wax la. ñi ngi débrouiller muy chômage déguisé. mais Jakarta c'est 2500 par jour soo demee ay Kaolack ak yooyu loolu ñuy versé tey Dakar lu fi xaw lu teg cak-cak mais c'est un chômage déguisé. magum jëm yor soxnaam 40 ans 30 nangam an ñi ngi fi gis ci tali bi ñu yor cak-cak ñu ci bëri duñu xale xëy na ça rapporte avant cak-cak lan moo xewoon photographe. est-ce que xam nga photographe c'était un métier boo xam ne nii il y a 5 ans ci ginnaaw avant WhatsApp yi di ñëpp di photo mais c'était un métier boo xam ne nii saa waay soo ma saa dem benn ngénte de il se bousculer nga dem séminaire ay 20 la ñuy doon. c'est la vérité. donc ça évolue vers lu ñu gis. dëgg la lu ñu gis nag xeebu ñëw. dëgg la kon nag man damaa jàpp ne réew mi moo naqari liggéey wax dëgg yàlla amul. mas nañ fi wootee benn casting def na. waaw. temps yi la ci ginnaaw. nga gis ñëpp màbb dem. mais dafa casting donc de pour def seen affaire théâtre yi. mais waa ji daa mujj sax est-ce que dawul sax parce que la fa nekk. xale yi dañu ciblé médias yi ñëpp bëgg nañu génn c'est incroyable ci ay nit. dëgg la professeur. pour wax la jaaxle bi ne aussi ci ñoom. kenn ku ci nekk bëgg ngaa tekki kenn ku ci nekk ñoom. man góob ma ne sénégalais. ñàkk na jom. man dañu am jom surtout xale actuellement boo doon wax ak état bi jàkkaarloog ñoom tey. lan la ñu war a jóg taxaw pour que askan bi xaw a sentiraat tuuti benn uuf parce que nag nit ñi fi mu ne ndox egg na leen ci baat. ñaar. surtout ci location bi actuellement. man damay tiit ñi ñu war a génn ñaar. xam nga location moo gën a difficile. ndax yëfi jàmbur la. état na lim moom. ak lim mën na ko def te bàyyi yëfi jàmbur. maanaam. non nit ki du dem banque lépp xaalis tabax étage te banquier bi dafa xool rendement bi mu daanaka kon muy le revenu. wala nga mu labal la taxi nga xam ne 10-15 000 la par jour sur cette base là nga signé ne weer wu ne dinaa indi 300 000. ñu def tableau ñu xëy ne la non da ngay def moitié prix. loolu moom ce sera très difficile location mais. état am na lu moom courant bi. waaw su ñu bëggee dimbale du ñu dimbale ci courant bi. doon na ko tappil ci digg bi ne yanu naa ko moom Senelec. doon na tappil ndox ci digg bi. jën yee mënoo ci dara ndax moomoo ko.
kuy maye na nga maye mais c'est ça c'est-à-dire que yaa may faj waay. non c'est-à-dire jën moomoo ko. non loo moomul ko xam nga li nga moomul moom da ngay bàyyi le marché libéral. c'est la confrontation de l'offre et de la demande rek. te ubbi buy ñëw bi autoroute à péage bi yóbbu ko Thiès. di ko yóbbu Mbour. mënoon na tane mais soo demee Thiès ak sa oto aller retour soo jëndee sa essence soo wutu da nga def 10 000 francs par jour. soo demee Mbour kazalika parce que kii bi dafa cher autoroute à péage bi dafa cher. torop gi nga si c'était un train. oui. départ fii si 18h 17h 20h fanaan ni Thiès xam nga ñaata ngay fay ñu ne saxaar gi ñaata 1000 francs looy def ci Dakar yow. dara 1000 francs nga ñibbi Thiès ci saxaar 1000 francs saxaar gi dem Mbour. ku ca ne fa nga nekk da nga fa liggéey. soo ko defee location daanu. am nañu tuxu woon mbaam bi lool mais dañu location daanu. non soo koy def location bi kenn dootu loué. man jaral na ma su ma naree fay 300000 fi Dakar. mais ma dem Thiès loué fa 150000 di fay 1000 francs ci saxaar gi. am bayam dootuma indi sama oto de. waaw. circulation bi da ngay gis ñu bëri. day noyyi. lu tax nga indi sa oto looy doy sa oto. c'est vrai. te saxaar gi mën nañ ko link ak bus yi soo ci wàccee ticket bi da ngay am droit dugg ci bus bi mu yóbbu la fa nga jëm 1000 francs mën na ne sa askan da ngay xool fi nga xam ne xamoon nga politique dafa jafe. ñun li ñuy wax ci économie de développement la. moom la ñu soxla itam. économie du toog rek naan am nañ 1500 tonnes. am nañ 3000 tonnes de gerte loolu du économie. loolu mën a xulli rek la. mën a xulli xam ne 1000 tonnes nga ne 1000 tonnes non loolu tax du ma ci jubóog ñoom ci. professeur il faut ma ñëw dugg fi fekk la fa ci développement. jàngi. lii ma la wax nii ne la suñu ubbi woon tey suñu defoon saxaar yi. waaw mais jarul ngay laal yëfi jàmbur yow bàyyi locataire yi rek da nga gis ku toog ñeenti weer du gis ku mu luwee. dañuy lambale. waa Facebook professeur ñu ngi leen di nuyu. waaw am na ku wax ne moom dëgg-dëgg benn société de la place. en 2017 dafa licencié woon 57 employés. loolu moom xam naa beneen dossier la macha allah. am na keneen ku wax ne dëgg-dëgg société d'intérim yooyu ngay wax noonu. arnaque la dafa gis ne dañ ci war a taxaw wax ci. sax xale yi félicité nañ la sa étudiants yi. wax dëgg yàlla neen professeur vous avez beau parler nag waaye li fi ne moo fi ne. moom tam Bokar Gaye ñu ngi koy nuyu. maam Astou itam réagir na ñuy réagir via Facebook te di sa ay étudiants bare nañu. bu leen fàtte di ci ñaan macha allah. sama xarit lañ. dëgg la macha allah. gi ngeen ñi ci xam ne sax murid laa. waaw. may profité siyaare sëñ Sambake. ca Daaru Salaam mooy sama wasila. Daaru Salaam ñi ko ci xam. non seulement avant mbas bi dañ may sujjootal. mais daanaa ñëw def cours ci kaw taabal bi damay fekk 5 kaasu café kenn ku nekk ne monsieur ma siyaare. monsieur ma siyaare. monsieur damay siyaare ma ne waa doy na ñu ne monsieur damay siyaare am na kenn koo xam ne dama ko wax ma ne ko léegi yow comme que ville ngay jógee. léegi siyaare bi dee ko def gerte caaf. ndeysaan su ñëwee ma teg gerte caaf bi ci taabal bi. teg sama 5 kaas. ñoom monsieur li dina seddi man leen café ku ne day tàng parfois. c'est du jus. man leen c'est du jus. waaw mun na sedd jus frais jus waaw. macha allah man yow tàng ak sedd laajte ma ne. léeg-léeg mooy lekk et cetera pour wax la. xale yi dañoo baax. yàlla rek tax ma koy wax. man de université laa ne. dëgg la te ku wax université ne étudiant. wallaay te ku ne étudiant ne jeune sénégalais. ay jàmbaar man de li ma gis ci ñoom wax dëgg yàlla rek tax may wax dañoo yaru. ay jàmbaar. il te le rende. man fekkee naa grève boo xam ne nii dañ maa yenu pour protéger la. non dugal ma sama oto ne ma monsieur yow génn fii. dafa am lu ñuy def. te waroo ko fekkee. dañ laa rus. ndeysaan dañ laa rus. ok d'accord ça c'est fort ça. loolu moo tax vraiment ci yaa ko liggéey parce que tey jii jàngale. waaw jàng ba nekk professeur à l'université. nekk économiste woyof te ku daje ci yow ci mbedd mi yaakaar ni. maa ngi nuyu Boubacar Diallo. ndax ni daan animer sunu yenn soirée yi. su ma nee ne monsieur Babou daan ne. Boubacar Diallo sunu xarit sonn na monsieur Babou rek. waaw langatas. chaise yi daanu. taabal yi xale yi tëbandoo. mu ne ma yow Babou yaay kan. man maa ngi nii rek. mais yaa leen ko jox rek. gis nga bu ñu amee junni professeur te sax njort nañ ne ñoom ñëpp noonu la ñu mel. parce que professeur boo ci toogal facilement dina jël ci yow ay heures te yaa ciy bànneexu. wallaay loolu ci pédagogie la bokk. waaw amener les étudiants. à ce que ñoom ñu ñeme la très bien c'est important. ndax man ñi ma jàngal mosuma leen nuyu ñeme ma ko woon
université laa wax de. waaw ba may am sama diplôme yu mag. waaw. dama leen na ñëmutul nuyu. ndax ñun loolu laa judd ci école primaire. dëgg la ba université. ndeysaan. bañ ma njëkkee recruter ñenn ñi ku professeur Kassé ma koy nuyu ak professeur Fall ma jooja ndeysaan yàlla na ko yàlla réew moom. amiin. tonton ñu ne ma hey nous sommes des collègues ah. ma ne vous mu ne ma yow da nga may fonto. il faut dire te. ma ne leen déet loolu moom du fi amee. mënta ne. man mënu ma ko. yéen a mënu ma ko Kassé man na ma jur. c'est vrai. ma ne ko man tonton rek laa la mën a wax. bu mu jàppee collègue. waaw. am na loo xam ne moo mel pour revenir sur la valeur. dafa am loo xam ne nii dafa war a nekk ci ñun. dëgg la. waaw xam nga liggéeyandoog nit. teewul nga ne ko tonton. te muy soxna su baax si madame Babou mi fi jógee aji chimère. aji dégg mais ñëpp yaay lañ ko doon wax. te pourtant su leen neexoon ngeen dañuy liggéey ak moom. wallaay. donc foofu gis nga respect boobu. dëgg la. mën naa laa waatal ne université xale nag suñ meree di grève ça n'a rien à voir ak li ñu seq ak ñun. est-ce que xam nga sànni xeer bi ci biti ba bërgi dem bi ñuy grève suma oto bi ñu ci parking bi duñ laal oto professeur mosoo dégg ñu ne étudiant toj na oto professeur biir université. professeur di nga suñuy teg xeex ca foofu mbedam la ñuy dem loxo xeex suñ doylee ñibbisi. Très bien. suñu xamee na professeur nga sax nii lañ lay def. di nga teg foofu loxo. ndax c'est d'actualité. gis nañu sunu ay frères yoo xam ni dañu mer. dugg nañu ci yenn bërëb yi saax-saaxe kon ni ñu koy waxee. toj bi bare na yàq bi bare na. est-ce que mu waruñu toll ci jamono boo xam ne da ngay mer nga def sa rouge nga taxaw ne lii du fi amee ndax waruñu toll foofu. waaw xam nga Abdoulaye Wade bi muy doog a ñëw le président Abdoulaye Wade il avait constaté ça. mu ne bàyyi leen toj sol leen lu xonq ma gis leen. mu ne bàyyi leen toj. sol lu xonq ma gis leen. waaw mais récemment malheureusement le président Macky Sall nee na moom du gis lu xonq mais à la place il faut remplacer ça par quelque chose. c'est vrai. du ma gis lu xonq. waaw. kon léegi sol lu xonq. maanaam bu ne bu ma ko solee Sénégal nooy du ko def gis. commerce Sénégal nooy def. xanaa sol marron beige ndax. ah je ne sais pas donc pour dire que gis nga le Sénégalais j'ai l'habitude de dire. que ñu bëri dañoo foog ne nous sommes un peuple passif. Le Sénégalais est extrêmement violent. subhanallah. Sénégalais suy xuloo yow li muy njëkk a def mooy daf lay saaga. mënul expliquer 2 minutes da lay saaga. Le Sénégalais est extrêmement violent bu leen yëngal mën nañ ne nem nag. nga defee ne dañoo nelaw. léegi suñu ñëwaatee. cette violence sur la jeunesse là day nelaw ci ñoom. imaginez naar ya. xaaral 23 juin. c'est-à-dire que il n'avait jamais eu l'occasion de s'exprimer mais je te dis. noonu la ñu mel. tey ils sont extrêmement violents. léegi tey ñoom ñu ngi lay. bëri nañ jàmm nag. loo leen mën a wax lan nga leen. waaw li ma leen di wax mooy. waaw kañ. li ma leen di wax mooy c'est vrai que tardé bourse parce que ñoom ñaari problème la ñu am. c'est vrai. déggoo mukk ñu génn grève pédagogie. dëgg la. suñ cours baaxut. jàngaluñ ñu. doo de gisaguma étudiants yi ko gën di ko wax. ñaar rek la ñuy grève lekk bi ngeen ñu jox baaxut. et là je dis. yow bu fekkente ne yaay directeur bi. mais lekk gi day ko surveiller parce que état bi 800 francs la leen di fay par plat nga bëgg a togg gàjjan jox leen. étudiant du prisonnier de. jaga et même prisonnier bi ñaanul yàlla. étudiant du prisonnier bi nga xam ne mënut a kaas. étudiant soo ko état mooy fay nee naa la 800 francs mais xaalis la. moo ko subventionné. da koy subventionné. ticket yi dañ koy compter. nga mën a jaay 5000 10 000 tickets par jour imagine 10 000 tickets à 800 francs muy 8 millions par jour. ci benn restaurant mais avantage boobu nga am ko mais yaa xëy nga def lu baax nag étudiants yi ñaareel ba ñuy grève mooy bourse. moi je crois que li ngay fay fonctionnaire heure nañ def programme di leen fay heure d'autant que ci banque yi la ñuy fayee ko nañ signé ak banque yi le 5 su jotee même si l'État n'a pas d'argent pour verser. banque bi na fay en attendant. mais kenn dañ rawut ndax su banque bi fayee ñaari weer ñetti weer ñeenti weer état fayu ko. ñu yoreel bor banque ba. mais banque bi day taxaw. mais professeur dama bëgg ñu ñëw balaa temps bee jeex. ñu ñëwaat revenir at ci thème bi. waaw plan de relance gouvernement bi loolu lan nga ciy mën a expliquer. waaw xam nga mbas bi mu demee ba côté mois de juin juillet ci la hôte le ministre du plan
Amadou Hott. waaw Amadou Hott. ñu ngi koy ma nuyu dégg bu baax waxtaanam naw ko lool nag. c'est vrai ñu ngi koy nuyu mu présenté daal. ce qui doit être un plan de relance. mu ne biñ ko xaymaa ci xaalis demoon na ci à peu près dans les 700 milliards. mais dafa fekk nag Sénégal ne ci beneen plan. muy PSE 2. PSE 1 mooy premier mandat bi PSE 2 lañ nekk nii. léegi nag ñu jël loolu def ko ca. waaw daal di sax dolli ci beneen A ne accéléré. plan d'ajustement plan. de relance voilà Sénégal émergent. waaw ñu ne 2A. léegi soo ko boolee muy 15 000 milliards. la première question mooy la question du financement. ndax ren budget bii dégg ngeen ko am nañ manqué na 1300 milliards. budget 4000 milliards bi ñu voté manqué na 1300 milliards man suñ ma ko joxoon budget bi du manqué. déedéet ndax dafa am poste yoo xam ne ni mën nañ ko dindi. yow dama la waxoon rek sooy boot jot la woo doo booti gamb. yabuma kenn man politique ma. mais dama ne ay poste de style yoo xam ne ñu ngi fi rek. yabuma kenn politique ma mais dama ne yokkal nañ conseil économique social 2 milliards yokk laa wax de budget ba mu amoon daaw ñu yokk ci 2 milliards. doo ko wàññi. rof ko feneen. mais parce que Covid lañ ne. soo ko defee HCCT def ko assemblée def ko présidence soo wutul yow yokk nga 20 wala 30 milliards. nga wàññi essence yi wàññi téléphone yi est-ce que tu sais que un ministre avait 500 000. téléphone yi moom laal nañ ko moom. laaloon nañ ko mu egg defe naa 300 000 léegi. avec 500 yow 000 50 000 nit di ci téléphoné weer. waaw 50 000 illimité. effectivement waaw mais yow su jamono soppeekoo changé nga nekk dans des difficultés mais da ngay xoj sa bopp. situation bu bees. mais munoo ne sama dara du manqué sama dara du tardé ba pare fekk askan wi fañ ne ñu leen doon subventionné ci courant nga ne recette subvention bi neen mënatu ma ko dëngalu facture courant dañu bëgg a rey justice sociale boobu amu fi. et ça m'énerve souvent que ñoom ñu bëgg la layal ay le Sénégal a une bonne signature ñu ngi bëgg a dee nañ bàyyi signature yeeg la bi réew mi mën na yor boppam suñ ko tegoon ci aqulaay taala bàyyi politique jël yoonu développement man yàlla rek a tax may wax. autosuffisance alimentaire bi ma lay wax nii. ci budget ren bi 20 milliards lañ ne la ñuy yokk ci agriculture 20 milliards lu mu mën ci ko am ambition yoo xawma 100 milliards par at laa wax de. jàpp ko 500 milliards sur 4 ans at mu jot nga jëngu 100 milliards 100 milliards day xaalis ci état benn 100 milliards soo demee léegi Côte d'Ivoire banque BRVM ñu lebal la 100 milliards nga def ko ci. li defar BRT bi defar TER bi def na xoolal romb na autosuffisance alimentaire pomme de terre doy soble doy xam nga lu tax doyul ay jàmbaar lañ ñu ngi bay 25% bi day yàqu. 25% bi parce que amuñu cadre boo xam ne nii tey. fu ñu koy dencee voilà. wàllu concert. la nga dem ci géej gi tabaxal leen seen affaire yooyu ñu tabax laa xaw ma nu mu tudd. genre quai de pêche yooyu. mais defal quai de soble. quai de soble. quai de pomme de terre. am na bu ñu tàmbali woon Soumbédioune sax xaw ma nu mu mujjee. waaw normalement war na egg pour denc jën yi la. mais dama ne la liy yàqu dong. suñ ko préserver woon. parce que ki xam ne am na fu ñu ko denc du njëkkante sulli sobleem. te ñorut wala mu njëkkante sulli pomme de terre bi te ñorut. mais su ko wóor ne su ma paree su jaarul léegi tamit fee su ma ko fa defalee kilo juróomi dërëm jarul nga leen teg lu metti parce que yow yaa bëgg développement secteur bi soo ko mënee may yow état ndax courant dong moo fay tourner muy sedd aussi simple que ça mais soo ko mënee maye sax nga maye ko loolu day bokk ci ay subvention dimbale sa askan. maye leen ko par nag imposer leen ne le soble bi du weesu kilo 200 francs wala 250 ci marché bi état mën na ko. parce que fi nga dugg noonu da ngay gis boutique bi jaayee nangam beneen boutique jaayee nangam mu mel ni amul ku fi nekk pour réguler ko. mais kenn du ko réguler daal kenn du ko réguler. dem fan yii yëpp maa ngi koy kaas ci surtout ci conséquences yi nga xam ni moom la pandémie indi les enseignants maanaam les fonctionnaires de manière générale. dañu am problème trop ak banques yi ba léegi ñu ngi leen di dagg démb ki fi toogoon bi ñu ko laajee nee nañ bon affaire bi ñi ngi BCEAO am na lu mu wax ni nañ ko def mais borom salaire yi maanaam fonctionnaires yi bokkuñu ci les enseignants sont très fatigués les personnels de santé man expérience ba ci am. waaw benn mooy maa ngi ñëpp a yem
fonctionnaire là j'ai mon salaire j'ai un crédit à la banque du ma ko nëbbu on me le coupe kenn musuma wax dara ci affaire Covid. ne moo koy waaj nee na bokku leen ci. tout le monde coupe non c'est pas un problème de fonctionnaire du fonctionnaire de problème mu banque bi la banque yi ñoo respecté wut. li BCEAO wax te xam nga état mënul banque ñaar dërëm ndax état géré wul banque. du kilifa banque. banque yi seen benn kilifa la yem. muy BCEAO ñaareel bi li ma lay wax expérience la gis naa man ku ñëw ci man di ma boole. dafa am bor ci ay microfinance yi ngay dégg. lépp 3 mois ndax cag-cag la Covid bi ñëw mënatul liggéey. xam nga après ci la BCEAO ne nañ dimbale nii 3 mois. mu dem expliquer ñu ne ko d'accord nañ 3 mois yi doo fay 3 mois yi jeex mu ñëw di fay ñu ne ko 3 mois yi nga fayutoon dañ koy dugal ci weer yi finalement elle était obligée au lieu léegi mu ngay fay benn weer après 3 mois yi ñu la baal muy boole par ñaari weer. loolu attanu ko lii non c'est vrai. loolu da ko attan. attanu ko. mais te ñu ne ko par force. mais te muy jigéen xamul fu mu jëm. ñu ngi bëgg a de c'est que nag loolu mooy problème BCEAO li mu wax ci voilà c'est pas ça c'est que BCEAO li mu wax ci communiqué boobu c'était le 21 mars 2020 la dafa ni woon entreprise yi nga xam ne dañoo impacté entreprise yi impacté bi ñu xoolee entreprise yi impacté maanaam fonctionnaire yi bokku ñi ci maanaam ki nga xam ne jotul salaire. waaw maanaam enseignants yi ñi ngi fayeeku. personnel de santé yi ñi ngi fayeeku. maanaam ñu militaire ñoom ñi ngi fayeeku. kon ñoom da leen exclure ci communiqué boobu ci affaire boobu. mais su fekkee ñi nga xam ne dañoo nekk ci secteur informel bi comme femme boobu ngay wax. tey jii moom nga xam ne tey su doon da daan jaay jën wala da daan jaay nangam. impacté la. banque am war na ko bokk na ci communiqué BCEAO boobu noonu. donc communiqué BCEAO bi est-ce que concerné na les mutuelles aussi. non si. c'est tout le système bancaire mais li jaaduwul mooy nit ki d'accord naa laa dimbale affaire bi dafa métti ñetti weer la ñu waxoon. mais soo paree mais bàyyi ko nag léegi muy c'est-à-dire que ñoom li ñuy bañ xam nga ñoom les microfinances duñ romb 12 mois su mesure bi ñëwee te defuñ ci mesure d'accompagnement 12 mois yooyu suñ la mayee 3 mois normalement kon dafa waroon dem 15 mois c'est-à-dire que 3 mois yi dafa waroon a jéggi. jéggi bi la ñuy bañ ñu ne du jéggi foofu la problème bi ne. kon mesure bi dañ ko def ba pare amul benn suivi. te xam nga tamit nag vraiment aussi. bàyyi leen nag askan wi mais askan wi amul doole. gis nga le gars bi ngeen fi invité woon le gars du syndicat des banques là. kenn gënu ko sonn Famara. mais Famara li muy wax yëpp soo ko déggee da ngay tiit te moo fi am. réalité yi nekk ci. non moo fi am ci système bancaire bi. pourtant soo demee ci banque yi dañuy wax naan Famara day kii nii. waaye yow Famara lim leen dañ ko mas a porter plainte. non ñemewuñ ko. dañ ko mas a porter plainte gis nga man damay wax ne ñun dañoo ñàkk pexe parce que à chaque fois que je discute avec des commerçants wala suma étudiants monsieur le chef bancaire agio ma ne agio moo fi am c'est à prendre. waa laisser. kon xam naa li ñuy dagg. mais ban pexe la am. je veux changer ma voiture. je veux faire un truc par ñetti weer la. non loolu banque yi dagg par ñetti weer tenue de compte la. d'accord frais de tenue de compte c'est dans les 9000 francs am na nag léegi dañ ko mensualiser yenn banques yi. au lieu de d'attendre 3 mois pour dagg la benn 10 000 wala 12 000. dañuy dagg par 3500 wala 4000. ba ci étudiants yi ngay wax noonu xamul yow kenn xamul lu ñu lay dagg de. dañuy dagg rek. ba ci yaay sànq yaa ngi wax que tardement bourse su étudiants yi. waaw mais même biñ ko bancarisé da ngay gis ne que ne ñoom dafa mel ne daf leen yokk problème. parce que man dama dëkkoon ci watu benn banque bu ñu doon fayeekoo. mais mujj gi dañ fa daan nekk ba xaaju guddi ñu fanaan ci biti. dañuy fanaan bu dee sedd bu dee tàngaay bu dee lu mu mën di doon. nga gis ci xale yoo xam ne da nga leen di xool ñu ne la man dama bëgg a dem suñu kër te tuut si may xaar ci lay paas. donc loolu mooy dem ba mujj gi moo leen di énervé loo jàmm la mais am na koo xam ne nii yaayam a ngi koy xaar. bourse bi moo yor seen kër. bourse bi yor seen kër. loolu ñi ci jaar bare nañ macha allah. bourse bi. moo tax bu leen ko xeebal. dëgg la te it am na koo xam ne nii la nga ko xeebal noonu. moom tey du reer. man suma ati sumay xarit lañ léegi dama naan dem benn néeg nii ñu toog ñu ataaya. waaw gis naa fa koo xam ne nii boo gars yi bi ñu añee ba ñëw fekk ma fa ñaara ngoon ci néeg bi toog di xaar ñett añee woon bi ñu ñëwee dañoo indaale xam nga léegi añ bu njëkk ba dañu doon joxe mburu même midi ñun dañu daan jox mburu léegi nag dañ ñëw ñu dem añi dañoo dem xar mburu mi def ci ay bagages
ci añ bi xam naa lu ñu ci mën a dugal rek tëj lekk ñoom après ñëw jox ñaari gars yi nekkoon ci néeg bi te amuñ ticket ñu jox leen pain bi ñu añee ko. Il y a une très grande solidarité mais étudiant dafa fragile te xale la dafa naqar deret aussi. il faut ñu comprendre seen psychologie voilà fugg bi donc moi je crois que on peut éviter les casses. D'accord. nañ leen fay à temps état bi na négocier. vraiment pour que yii mën na ñàkk daal. waaw c'est une situation qu'on peut sauver hein. Très bien moi je préfère même. waxtu bi daal dab nañu. waaw kontaan nañu lool macha allah kontaan nañu. ñu bëggoon rek lan mooy nekk dernier mot bi Ndoye Bane a ngi wax ci solution les du mat fii lépp ba mu jeex. lan nga ñuy conseiller askan wi ci lii ñuy dund nii. waaw impacté yi c'est dommage état la mënu ko première vague ba def na li mu mën ñu ngi koy sant di ko gërëm. dëgg la 1000 milliards la génne woon. dëgg la amatu ko mënatu ko. skay. dëgg rek neex yàlla. c'est clair. te it économiste laa du ma ne ko par force def ko. du la xam naa fi ñu ko xoj bari nga ni économiste nga. te du ma ne ko par force la ndax xam naa ne munu ko. léegi nag la nga xam ne ndimbal askan en général la. munoo seppi te nee naa la fii 80 wala 85% population bi dañoo fatigué. waaw nañ xool liñ bokk. nañ xool li ñëpp di utiliser. dëgg la. ñu dimbali ñu ci tuuti yi rek. tey benn courant kese ak ndox. daanaka ñaar yooyu su ko état jëngoon ba wàccal ko réew mi. danañ ko sant danañ ko gërëm ndax loolu day yokk pouvoir d'achat. ki nga xam ne mënoo ko fekk këram jëndal ko jën wala nga may ko 1000 francs. dëgg la mais xoolal fa mu jëm ak la muy jëndi nga jàppale ko ca. donte kon soo ko mënul courant nga man ceeb soo mënul ceeb nga man diw bi ñu yokk barki démb nga ne du ci dal. man foog naa ne il faut ñu xam ne ñoom solidarité li ñu mënal ñun. du ñu kenn xaalut ñoom ñu jox ñu xaalis. léegi nag liggéey bi xale yi sonn nañ ki ngeen fi invité woon mu doon wax ci keroog microfinance bi sama xarit la je les aime bien waa ministère mais li ma bëggoon aussi mooy li woykat bi doon xaar may ma jàgge xale yi ku leen juróon yërëm leen ñoom sonn nañ état bi def nañ ay service ay agence demut il faut ñu mutualiser waat affaire yi pour que yow sa kër sa rakk sa xarit sa biir koñ bi benn booy nga ne ko béy ba kaay man dugal la léegi kii bi proposé benn projet ci machine bi donc mu am ouverture boo xam ne nii ñoom danañ mën a def benn massification nit ñi sentir ba depuis Fongolemi kenn ci lañ bokk. dëgg la mais façon gestion bi ñu élargir mbir waaw façon gestion bi administrativement dafa diis c'est-à-dire que mënoo gis benn xale buy chômé nga ne ko demal DER na dem su dee du sax dugg foofu laay waxee il faut que ñoom ñu créer beneen dimension daan ay antenne seen plateforme bi nag. plateforme bi man gis naa ñu ci dugg mais dañ naan amuñu réponse. très bien professeur xaw na compliqué daal donc di leen sant. jërëjëf vraiment di leen gërëm. di gërëm sama goro bi ma xamutoon. wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla. di rappeler sénégalais yi ne li fi sës. waaw mooy geste barrière. dëgg. ñàkk koo def wóorut. wóorul wala xaru kon nag na ci ñëpp jàpp ndax fu ne nii loolu mooy suñu garab. le temps que piqûre yi ñëw. incha allah ñu xool ni ñuy def. piqûre yooyu itam bu dikkoon ñu lay piqûre da ngay su nangu dikkee man damay piqûre. c'est vrai très bien man moom professeur. man dimension yenn discussion yooyu man du ma ci dugg. man du ma scientifique médical boobu. segam lii moo am. waaw te nee nañ lii moo koy saafara. wallaay man de suñu ne ma sa âge may na la ko sa état de santé may na la ko. c'est vrai man je prends. je suis incha preneur allah waaw yal na ñëpp tane professeur voilà amiin Seydi Babou kontaan nañu. Mami Linguère yow itam xanaa am mbégte nag tey wax ne lii rek moo am solo gis nga Eva. dëgg baax dafa metti dafa yàgg waaye bis bu fay ga dikkee nga kontaan. dëgg la tey laa mos a gis toog rek di xool Facebook live bi tabarkaal la wax ji yëpp benn kàddu bi la. macha allah dafa mel ne ñëpp ñoo bokk fu ñu jógee dafa mel ne ñëpp ñoo bokk lu ñuy bind. dëgg la te nag li nga leen lebal la ndax nit ñi lu ñu la bëgg sax da ngay def lu baax sax ñu ñëw wax safaan ba. kon bu ñu demee bokk rek c'est parce que lu jógee ci xol lay dem. kon yàlla na sa jàmm yàgg sama goro bi ndax di nga téye sama doom ji itam neex na ma lool nag tabarkaal la
kon Eva dañuy delluwaat di santaat ñëpp rek di wax ne nañu dolliwaat yërmande comme ni ko Ndoye Bane di waxee ñi yàlla mënee gan nañu génne ci tuut si ñu am ñu jàppale askan wi ñu gën a jege ndaxte kenn ku ci nekk xam nga ña nga dëkkal la ñu mën ak la ñu tële te mbir mi metti na ku yuuxu ak ku yuuxu la fi nekk waaye fi mu toll nii ci luy baax la amatul benn roq bu set feebaru mag la benn cër wératu ca kon nañu jàppaat bu baax ndax état ba la mënoon mënatu ko waaye borom barke yi xëy na ñoom denc nañu tuut soo xam ne bu ñu ci génnee mën cee jàppale borom kër yi ci ceeb ci dawlin ci leneen am na gor soo xam ne du yalwaante jomb na ñaan ngir dimbali boppam ki jaar ci robb bi ma sol xam ngeen ko mooy Mori mi nga xamante ne moom laa àndal temps yi man nag temps yi xam naa ne bu ma paree sax manti Traoré laa war a jëlanteel mi ngi ci 77 164 98 08 77 164 98 08 ki jaar ci bopp bi mooy salon sunu taar madame Diatta yée taarkaal la xale yooyu temps yi delloo nan ma samay 18 ans tabarkaal la fi mu ne nii maa ngi fel di falaale di sànneeku nii naka nga koy defee danga naan nii non nekkatu réewande damaa dof temps yi de xanaa di nga rus sa goro non sama goro tax ma kul tey gisoo di ma kul xam nga nag fu mu ne nii bu doon làkkat yi la bu goro dikkee toog fii nga daw làqatu fee non nga yow tey seetlu woon ne samay bët demul dikkul ndax dama ko may sama doom faaw la yaa macha Allah madame Diatta numéro téléphone am 78 173 61 71 woo leen ko moom itam ngeen dem mu defal leen yu baax waa Sénégal kenn gënu leen kon ba suba ak jàmm incha allah. très bien Ndoye Bane. merci beaucoup maître Babou mais ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ci xam-xam bi. je pense que sénégalais yi jàng nañ ci lu bare bari ak ñuy rëy gërëm di la sant ci kuuru économie yi ñu jox tey jii. defe naa ni ñu gars yi suñu demee dinañ defaraat defe naa tamit état wu Sénégal dinañ jàng lu bare bari ci li nga wax te ñi mel ne yow tamit war nañoo jege lool. ñi nga xam ñoo yor wàllum économie réew mi su ko defee askan wi mën cee jariñu ba suba ak jàmm incha allah. macha allah li ma da nga tëjee rek la ma ko doon bëgg a wax ndax ñoom itam xam nañu lool ci intellectuel ñoom du ñu tàyyee bind dee leen bind dee leen wax bu ñu nee ña war a wax nañu wax mooy yéen ñi ndax xaleel du fàtte damay fàttaliku jamono bi nga xam ne sam papa bu bindaan professeur président Abdou Diouf ma daan gis tontu yi. macha allah yéen ku ngeen bind war na leen a tontu. tabaarakallah macha allah yal na yàlla defal nu jàmm. dolli wax dëgg yàlla intellectuel yi ñu gën a bare ndax ñoom ci yeneen mbir la ñuy yëngu yu wuuteeg ñoom Evatra ñi nga xam ne ñoom lu fashion rek moo leen neex kon bokk waa ESTM noonu la ESTM. ak waa IFAS ak STM FASEG très bien en tout cas école yi la très bien élèves yooyu yëpp étudiants yooyu yëpp ñu ngi lay remercier waaye bu nu waxtaanee wàllu économie wàllu consommation itam sunu xel dafay dem ci maître Massokhna Kane ñu ngi koy nuyu bu baax di ko delloo njukkal ak ki nga xam ne itam mooy monsieur Momar Ndaw Ascosen macha allah nee nañu ñun itam bu nu gisee ne ci sunu dundin dafa xaw a doy waar la ñuy consommer am na nu mu mel nañu ñëw jege nit yi bind wax ne d'accord ñu waaye lu ñu la teg itam nga nangu ko qui ne dit rien. très bien ma ngoog Mia Ndour merci à toi ñu ngi remercier régie bi yëpp Evatra nag di remercier ki nga xam ne mooy madame Diène borom Fatoumata coiffure kor buuba Diène macha allah nee naa sunu coiffeuse la waaye moom bu waxtu julli jotee rek mu dagg ba bopp bi dem julli ñun itam dañ koy topp rek macha allah kon moom ma nga nekk ci 77 648 56 77 648 56 Aïcha Traoré merci pour la belle robe moom itam rakk la ci ñun soppe la ci ñun wax dëgg yàlla di xale bu bëgg daan dooleem ñu koy souhaiter vraiment bonne chance Kor Ndiaye Kor Ndiaye ñu ngi koy remercier ma nga nekk ci 77 103 59 96 77 103 59 96 moom ma solal robe bu rafet bi mi yaa ñu ngi lay remercier téléspectateurs yi toogoon di nu seetaan ni ma ko waxee rek jamono tolluwul ci xeex ak xuloo waaye nu ñuy góorgóorloo ngir sunu koom-koom jëm kanam nu ñuy góorgóorloo jële fi mbas mi loolu moo war a nekk actualité ci ñun yàlla na nu yàlla jàppale jërë ngeen jëf